consigne yi kilifa coalition bi joxe ñëpp topp nañ ko ndax pour l'essentiel ci téeméer ak juróom fukk ak yu topp yi nga xam ne mooy communes yi nga xam ne ñoo nekk ay communes yu bokk ci suñu coalition ak localités yu nekk suñu coalition ñëpp déglu nañ consignes yi ñi ngi déglu li nga xam ne mooy ndigalu président pour ñu xam nu ñuy doxalee waaye nag du tere militants yi moom ku ci nekk fa nga dëkk am ñu lay jàppale naan kii lañ bëgg mu doon candidat bi loolu mooy wane ne tamit sunu coalition am na ancrage maanaam sax na ci biir askan wi ànd na ak population yi ba nga xam ne tamit dinañ am ay yéene ci yenn leaders yi ne ci localité yi ku ci nekk say ñooñ di bëggu ñu tabb la candidat coalition bi. waaw xam nga loolu élection locale moom noo def xëccoo am moo tax ma ne la lii nga xam ne ambition yi dina am lépp terewul li ëpp vraiment ci sunu coalition bi ñëpp daal daanaka topp nañ li nga xam ne mooy conseil bi mooy dallu te déglu ba nga xam ne kilifay coalition bi dina joxe tegtal ñu xool ni ñuy doxale loolu mënuñ lu dul sant ji léegi nag mu am ay militants ak ay ñoo xam ne dinañ yëngu boobu mënut a ñàkk ndax politique moom soo demee ci localité yi faw rek ku nekk wane sa bopp xaw a jeexu wane li nga bëgg ci wàllu politique soo ko mënut a def yow nag say nit tam dinañ la ko defal loolu mooy li fi xew waaye yàqul dara ci démocratie yàqul dara ci doxalinu mbir mi. xam nga ñun suñu coalition ma yokk ci yeggali li ma doon waxtaan léegi soxna si dafa am expérience ba pare mooy coalition bi gën a yaatu ci histoire du Sénégal. ba pare am coalition bi gën a gudd fan ci histoire du Sénégal car macha allah soo seetloo loolu nag li ko waral mooy leaderu coalition bi dañoo jiital Sénégal ci seen bopp su ñuy dem dañuy xool intérêt général dañuy xool li nga xam ne ñëpp a ko bokk ak nu ñu koy doxalee ba nga xam ne démarche bi dina yiw dina mun a boole li nga xam ne mooy intérêt général moo tax moom longévité ba pare coalition bi dafa am projet politique bi. dañ ko tàgg defar ko tàggat ko bu baax saytu ko teg ko ne dañu bëgg a développer réew mi ci anam bii teg ko nag ci ay principe nga xam ne yi ci gën a fës mooy équité territoriale ak équité sociale ak la territorialisation de l'action publique nga xam ne ci wàllu gis-gis ànd bi du àndum nguur rek àndu liggéey réew mi la moo tax ñi ngi may laaj ne dañoo ànd ñun tiituñ loolu ñun sénégalais yi la ñuy waxal askan wi la ñuy waxal fexe am ci représentation yi ci localité bu nekk ci Sénégal ay liste yoo xam ne dinañ doon des listes yoo xam ne liste yu baax lañ yu mun a waxal coalition bi mun a am crédibilité au niveau des localités ba nga xam ne suñ demee janvier dinañ gagné comme ni ñu gagné woon mais amuñu vraiment di sóoraale ay tour ak ay yooyu moom wax dëgg yàlla amul solo surtout nag que ñi nga xam ne léeg-léeg ñu ànd seen ànd day jaxasoo bëri coow et puis waaw doy na war daal moo tax fas lu mu daw ñu laa balliku mbir mi sunu coalition yaatu na ki jëloon 2e ci présidentielle yi mi ngi ak ñun élection locale la sénégalais yi ñooy tabb nañ wax ak sénégalais yi rek waaye wax dëgg yàlla di sóoraale lu ay beneen coalition ak ñeneen li ñuy wax ak yooyu am na solo waaye li ëpp solo mooy nan la ñuy jëflante ak askan wi ndax Sénégal doon na démocratie bu mat boo xam ne fekk ñi ngi jàpp ne li ñuy def duñ ci sóoraale sénégalais yi dinañ juum te li ma jaaxal nag dafa am pàcc ci opposition boo xam ne yaakaar naa ne mun nañoo gën a xoolaat seen diggante ak ni ñuy jëflante ak askan wi ci wàllu wax ak ci wàllu jëf waaw parce que askanu Sénégal dafa mat waaw dafa am kenn mënu ko fooy daal ci wàllu démocratie ak ci wàllu jëflante urne yi ñoom ñoo fay dem ñoom ñooy voté te li leen doy moom la ñuy voté li leen doy duñ ko voté loolu mooy li am solo waaye ay xupaate ak yori tur ak toog ndakaaru ci médias yi di wax baax na de ci la bokk waaye li ëpp solo mooy sénégalais yi seen bopp xool li nga leen di proposer ak li ngay jëflante ak ñoom mu doyul leen ñu ànd ak yow su leen doyul ñu dumóoyu la ñi ngi sant yàlla bi nga xamee ne saa yu ñu demee élection
dinañ jëflante ak ñoom waaye majorité président dinañ koy wóolu li ko waral nag résultat la mooy résultat yi nga xam ne président de la république ak majorité am dañ koy am ci gox yeeg goxaan yi parce que loo ci munti wax suba ba ngoon jot dinañ la jiiñ lu ne dañ la juñ waaye kenn ci opposition bi newul président Macky Sall ak majorité am amul résultat waaye wax nañ dëgg résultat yi kenn du ko mënta weddi politique dafa am leneen am ndax ay parti politique yuy wax ci politique ci ni ñuy développé gox yeeg goxaan yi ab mbir la ci ni ñuy développé réew mi ab mbir la waaye bëgg a jël débat politique yemale ko ci sa waxu bopp yow ak ci sa waxu sa bopp yow sa diggante yow ak justice loolu leneen la loolu dafa mel ni dañoo bëgg a soppi sunu débat public ak sunu débat politique yóbbu ko ci ay mbir yoo xam ne concerné wul sénégalais yi seen yoon nekku ci waxuma la sax vidéo yi ñu fi wane ndax loolu yi tamit man duma ko yéene kenn ñuy génnee say mbiru biir néeg di ko fësal waaye nag nga jël say mbiru biir néeg yow bëgg ci taqal am réew loolu kenn du la ko may kenn du la ko may sénégalais yi am nañ fulla ak fayda bu mel ni duñu nangu kenn di leen imposer loo xam ne kenn mënu ko nangu ñëpp xam nañ ne jaaduwul rek waaye vidéo yi ñu fi gis ak président de la république lu ñu jotee ku nekk na nga jël sa responsabilité loolu mooy li am solo waaye ñu ñaawlu li nga xam ne ay hommes politiques yu ne dañoo bëgg réew mi ñoo décidé ne léegi daal parce que ñoom noonu lañ gisee mbir mi justice su Sénégal jàpp nañ ne baaxul ñoom dinañ créer seen justice su bopp dinañ xool ñoom ñoo ñuy wax léegi liy dëgg ak lu dul dëgg liy yoon ak lu dul yoon ñun daal yoonu réew mi dañuy xool montre Y'en a marre daal di ko fa régler suñ ko fa réglé wul ñu menacer république bi menacer la majorité menacer sénégalais yi loolu kenn du leen ko may te dañoo juum ci réew mi ñu ko seexal dama ne xam nga justice ci réew mu doon sunu réew ak beneen réew bu mu munti doon justice bu parfaite moo amul ci àddina am na dëkk yoo xam ne soo amul njëgu am avocat bu baax daanaka kenn du laate am yeneen yoo xam ne am nañ yeneen i pàcc yuy sooxe sunu justice du justice su sunu borom dafa war a wax le droit selon la loi du Sénégal loolu su ñuy def liggéey boobu au nom ci askanu Sénégal lañ koy defee sunu justice mooy tax ñu am élection yu baax ñoom ñoo koy valider ñoom ñooy organiser élection yi justice Sénégal justice Sénégal mooy appliquer loi yëpp yi nga xam ne moom la ñu voté ci réew mi moo koy dire le droit justice Sénégal ni ñu defee les listes électorales ak ni ñu defee la cartographie électorale du pays ñoom ils sont essentiels dans le dispositif ainsi de suite donc yoonu Sénégal gën na yaatu ay affaire de mœurs ak ay affaire de petit trafic waaw suñu bëggee tënk suñu réew nag ci seen agenda politique ñoom dafa fekk dañoo xeeb sénégalais yi xeeb seen maturité démocratique xeeb seen conscience de l'opinion waaye ñun si suñu wàllu bopp au plan militant ndax ñun nanguwuñ kenn gën nga ñu bëgg réew mi ñoo dul bàyyi kenn sax nag wax dëgg yàlla ngay foyee suñu legs démocratique duñ ko foye te duñu nangu kenn di ko foye su ko defee dañ leen di woo ñu ñëw ci dal defal leen un appel à la retenue parce que du opposition bi yëpp ay def loolu benn pàcc opposition bi la. am réew soo amee yéene jiite ko da ngay xalaat ca xëyu ndaw ñi xalaat ca nañuy tàggate xale ya xalaat ca nañuy defee développement local nga xool exemple boobu ndeysaan Sandiara nga xam ne le maire là c'est un maire modèle Serigne Gueye Diop nga xam ne ni mu transformé sa commune gis-gis la ak vision loolu mooy élection locale yi ñu jëm da ngay xalaat ci environnement ba sur le développement durable waaye ni am réew danga ko bëgg a téye duñ la dégg lu dul ci fitna ak wax ju ñaaw duñ la déglu lu dul ci ay menaces ak fitna duñ la déglu lu dul ci ay waxu ay voilà petit trafic noonu rek la mën a tudd ndax Sénégal
gën na rëy loolu ëllëgu Sénégal gën na yaatu loolu ëllëgu Sénégal laaj na fulla bu ëpp loolu fii ñu bëgg a tëj ci waxu petit rendez-vous politique duñu ko nangu suñu amee projet politique nañ ko indi ñun dañoo ànd ak ay kilifay politique yu yaatu wax nga ko ñu demee nii Idrissa Seck Moustapha Niasse le parti socialiste Aïssata Tall Sall li am expérience politique majeure ci réew mi mu jaral leen engagement pendant des années ñi ngi ànd ak majorité bi ku ci nekk mënoon nga prétendre jiite réew mi waaye dañoo jiital Sénégal ba pare teg ci gis-gis boo xam ne dépassé na sunu génération 2035 la jëm loolu mënoo ko dendale ak ay waxu yu kenn xamul loolu du lu intéressé Sénégalais yi leen intéressé mooy ni ñuy génnee ci mbas mi ni ñuy fexe ba génn ci relancer waat sunu koom-koom mu jëlaat trajectoire de croissance ba mu jëloon ni ñuy fexe ba ci biir relance boobu gox yeeg gox-goxaan yi gën cee jëriñu ni ñuy fexe ba xëy ndaw ñi ak processus d'industrialisation bi gën a yaatu loolu yépp ñu teg ci ay politique ak vision bu leer boo xam ne ci première pàcc bi ba fi ñu toll nii résultats yi ñëpp ci teg seen bët kenn contesté wu ko amul benn parti d'opposition bu taxaw ne président Macky Sall ak majorité am amuñ résultat amul parce que sañu ñu ko wax ngeen xool ci Afrique ba mu daj wala ci àddina bi un régime avec un chef d'État comme le président Macky Sall qui a réussi en moins de 9 ans à bâtir un nouvel aéroport jox réew ma benn compagnie aérienne avec près de 7 avions ou plus pour son patrimoine lu mu mësta am jox ko train express régional jox ko un réseau autoroutier exceptionnel bi nga xam ne le symbole le plus abouti mooy Ila Touba soo ci tegee les ponts de Rosso le pont de Foundiougne ak le pont de la Casamance nga xam ne réew mi am na avant Macky Sall ak après Macky Sall loolu nag fekk nit ñi nanguwuñ ko dinañ am jafe-jafe parce que jafe-jafe bi mooy il va falloir que ñu wax dara te soo waxul ci pont yi nag waxoo ci defar réew mi waxoo ci njàngu xale yi ci waxu passeport ak waxu ay yu kenn xamul ngay wax rek ay waxu détail or politique nag du am po politique am réew fukk ak juróom benn million nit ci réew ak seen avenir u doom doo ko fowee doo ko dugal ci waxu caaxaan te sénégalais yi nag ñu ngi bàyyi xel li fi génn ci fan yi ñëpp gis nañ ko waaw dañu ne nag ci état de droit ci justice jëlee ab mbir ku nekk da nga cee màndu waaye vidéo yi ñun ñëpp ko gis te niñ ko ñoo ko bokk gisandoo waaw li ci des nag mooy di inviter nit ñi à la retenue républicaine ndax république ak ay institutions am soo amee chance mu di la jox kàddu ñu di la déglu da nga war a delloo cër ña lay déglu daal di natt bu baax sérieux bi ak dayoo bi nga xam ne moom lañ la jox ci confiance pour di déglu en retour sa question. parce que lu mu daw du tere ñu labali ko kenn newul ne réew mi amatul benn jafe-jafe te amul suñuy mbokk ak ay compatriotes yu nekk ci ay jafe-jafe déedéet waxuñu loolu waaye liñ la wax nii mooy wane yoon bi ñuy jël ba tabax réew mi ba loolu jóge fi ndax li ñu lay wax nii toog nañ fi juróom benn fukki at ak lu tegu kenn defu ko fi ñu toog ci diggante moins de 10 ans loolu jëmm ñu ci teg suñu bët donc faw ñu taxaw seetlu xool li nu mu demee ba mu mun a demee nii ak nan lañ mën a def ba mu gën a ñoŋ gën a yaatu gën a gaaw terewul nag suñu seetloo ci wàllu ñuy dund ndóol ci réew mi su population bi yokkee noo def ñi nga xam ne dañuy dund ndóol dinañ gën a yokk waaye mun nañ xool ci population globale bi ban pàcc moo ciy dund ndóol loolu dañu ne dafa wàññeeku ci réew mi diggante 2011 ak 2018 terewul dund gi cher na fan yi weesu loolu ministre bi ci addu wax na ci joxe na ci ay explication président de la république ak gouvernement mo itam jël nañ ci ay mesures ba nga xam ne dinañ mën a enrôler encadrer yenn prix yi ci ceeb bi ak yenn yi ba nga xam ne nañ ko maîtriser loolu nag dugguleet ndax président de la république
foog naa moo fi njëkk a organisé wu jël ay mesures yoo xam ne diggante 2012 ba sunu joon yàlla tey jii prix wu diwlin bi diw gi prix wu ceeb bi prix wu gaz bi prix wu meew bi benn ci yokkuwul ci daanaka fukki at dafa fekk kay li ñuy dund doon loo xam ne crise bu exceptionnelle la muy crise feebar bi touché logistique ak fret mondial yenn pays yi nga xam ne ñooy exporter seen i mbir ñu xaw ko téye tuuti rareté boobu yëpp ak divers ak yu bëri daal yoo xam ne am na incidence ci njëg mujj tax ba yenn prix yi jóg waaye état jóg na defaat ci ay ressources te du ci jóge ndax président Macky Sall su amee benn mandarga bu mandargaal nguuram ak régime am mooy dafa ne waaw développement comme nu ma leen ko expliqué sànq les infrastructures waaye daf ci teg ne il faut ñuy doxee ñaari tànk benn bi mooy équité territoriale beneen bi mooy équité sociale boobee moo indi bourse yi sécurité familiale yi moo indi couverture maladie universelle moo indi hôpital bii nga xam ne de dernière génération de même niveau que Dakar moom lañ nar a inauguré suba incha allahu fële ca Touba bu mel noonu lañ inauguré yàggul dara Kaffrine bu mel noonu lañ war a inauguré Sédhiou lii mooy li nga xam ne mooy gis-gisu président de la République ak majorité am donc du ñu nangu kenn bugg ñoo tënk ci ay mbiru traficu passeport ak visa Sénégal ëpp na loolu te du ñu nangu kenn tamit di ñu tëj ci ay affaire de mœurs à la justice loolu Sénégal ëpp na ko doole Sénégal ëpp na ko maturité politique. Ousmane Sonko Barthélémy Diaz Babacar Diop ak ñoo ñëpp fa dajo pour bëgg a waxtaan ci mbiru trafic de passeport noonu lañ toll ci seen gis-gisu politique ñun suñu gis-gisu politique ëpp na loolu li ma la fi jot a wax ci wàllu vision ci wàllu développement ci wàllu encadrement du développement du Sénégal et continuer le poursuivre li nga xam ne mooy politique publique yi président de la République ak gouvernement am impulsé depuis 2012 ak résultats yi ñu wax yi ñu xam loolu mooy sunu priorité waaye waxul traficu visa ak yooyu wax dëgg yàlla pour ñun débat public u Sénégal moo gën a mag loolu surtout nag su fekkee ne dañu am ay vidéo yu kenn xamul yuy taxawal yu nit ñi gis loolu comme ni ñu ko waxee sànq yéene wuñ ko kenn waaye nit da ngay am sutura ci sa démarche da ngay xam lu rafet nga di ko def da ngay bañal sa bopp lenn li xëccoo politique nag ci base moom loolu normal la waaw ville de Dakar c'est la capitale ville de Dakar ma di la fàttali ne depuis à part 2014 élection yi fi am yëpp majorité du Sénégal majorité présidentielle moo ko gagné ñoo gagné le référendum ñoo gagné les législatives et les présidentielles ñoo ko gagné résultat yu seere dëgg la mais terewul ñun duñ local benn fi am 2014 fi am mi ngi doog amaat léegi kay nañ dem ba xool rek waaye ñoom xam naa ne gannaaw balaa ñoo dem ci làmb ji nee nañ dañoo sàcc résultat bi ñoom nangu nañ ne dinañ daanu ba pare noonu la demee su ko defee rek ñu dem ci ànd ak dal li ëpp solo mooy préserver le legs démocratique sénégalais ñun Sénégal dañoo am chance dugg ci dëkk boo xam ne c'est un état de droit il faut ñu xam ko sooy xool li xew autour du Sénégal da ngay xam ne Sénégal c'est une chance dañ ko war a préserver li tax ñuy préserver ko nag mooy am ay hommes politiques yu mat goo xam ne du ñu fooye li ñu leen dénk du ñu fooye opportunité yi leen sénégalais yi jox di leen déglu su ko defee ñu dem élection ku nekk la nga am nga indi ko te it ñu dolli gëm ne fii élection sénégalais yi ñooy ànd ak yow wala ñu bañ a ànd ak yow rek noonu rek la demee su ko defee ñun plus que jamais li ñu yitteel mooy le rapport ak relation bi ñu am ak sénégalais ak askan wi.